mais di remercier di sant bu baax association Thierno Souleymane Baal ci initiative bu rafet bile di leen indil également nuyoo famille Serigne Pir Khady Omar Fall ñëw nañu léegi jóge ci lu ëpp fukki dëkk yu nekk ci tundu Pir ku ñuy wax Serigne Maodo Fall di directeur daara Serigne Pir Khady Omar Fall jiite ko ma nga toog na le ànd ak délégation bu yaatu mënuñoo tudd ñëpp waaye waa Pir yëpp ñu ngi fi ak lu takku ci tund wi loolu su amee démb moo ko waral loolu su amee histoire moo ko waral waaye tam bokk volonté bokk bëgg-bëgg ci dekkal démb muy démb Fuuta comme ni ko professeur Rokhaya Fall waxe léegi histoire Fuuta du histoire Fuuta encore une fois man nga wax ni histoire Afrique de l'Ouest la ndax rayonnement bi defe naa professeur yi du ñu ma dindi li may wax njariñ li dem na ba tas ci àddina bi lu toll noonu nag mënuñu ko tuddee histoire Fuuta tënk ko ci benn gox ci benn famille même su fekkee mënuloo wax benn figure historique te tuddoo njabootam loolu mënul ñàkk mais nag njabootam xam ni njabootu xol njabootu xam-xam moo ëpp doole ci nitu yàlla ke njabootu deret ñaari nag dafay daje mu neex ndax ku liggéeyal yàlla lu yaatu lu tas ci àddina bi yépp loo xam ni ku ci jariñu rek ci njabootam nga bokk ñaata nit ñoo dugg ci lislaam te almaamiya Fuuta bu taxawul woon duñ dugg ci lislaam ñaata xeet lañu libéré ñaata jumaa lañu tabax ñaata lan lañu def ñaata réew lañu dugg toj ko dugal fa diine te loolu yépp li ko indi mooy góor-góorlu ay nit yoo xam ni Thierno Souleymane Baal kenn jiituwu ko ci liggéey boobu professeur Rokhaya Fall wax na ko mais xañ na yàgg fi rek moo waral loolu kon projet de société ak rayonnement bu ñu bañee tardé lool dugg directement ci jataay bi ci waxtaan woowu dañu wax ni projet de société sëriñ bu ko am ak sëriñ bu amul projet de société moo nekk ci àddina sëriñ bi amul projet de société li koy ràññetle mooy dafay nangoo bootu ci borom projet de société jaay nag léppam nangoo bootu ci borom projet de société mu doy ko rek mu doy sëriñ booba rek mu nekk li ñuy tuddee al aalimu rasmi sëriñu buur nekk ci wetam mu di ko defloo di ko dindiloo di ko waxloo di ko bàyyi di ko dugal ci mbir di ko génne ci mbir sëriñ bi am projet de société dafay am jom am liberté boo xam ni daf naan man li ma jële ci yàlla dama ko war a samp góorgóorlu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defoon jóge Màkka dem Medina ndax lan bëgg a samp benn projet de société bu war a tasaaroo Medina tas ci àddina bi différence bi loolu la bu ñu revisiter histoire u Serigne Pir Khady Omar Fall du ma ko def bu baax parce que professeur Rokhaya dimbali na ma ci lu bari ci loolu mais bu ñu revisiter histoire am dundam dañuy gis clairement ni sëriñ bu jógoon la amoon projet de société mooy islamisation d'abord lii ñuy wax Sénégal tey ñun nag histoire u Sénégal professeur ngeen baal ma maa ngi jël seen sàqami seen lañ ci histoire u Sénégal jànguñu ko histoire u les réformes la ñuy jàng mais histoire islamisation du Sénégal jànguñu ko boo demee Fuuta lañ fay tudd ak la fa nekk dëgg-dëgg histoire bi duñ ko wax boo demee Kajoor lañ fay tudd ak la fa nekk dëgg-dëgg histoire bi duñ ko wax époque bi ëpp solo ci histoire u Sénégal mooy jamono bi ñu nekkul ñun ay jullit nekk ci laneen ñu dugal ñu ci loolu ci l'islam gannaaw buñ ci duggee nag ci la tarixa yi ñëw réforme yi mouvement réforme yi ñëw yeneen yëngu-yëngu am yu baree bari yoo xam ni ñu bari tey lii la ñu xam lu mujj li mais lu njëkk li xamuñu ko bu baax a baax Serigne Pir Khady Omar Fall benn ci mandarga yi wane projet de société am wala caractéristique gu projet de société Serigne Pir Khady Omar Fall bi ci jiitu mooy adamu rida bil amal aw bil amala li axwaalihi
min muluki Denyankoobe aw li bani umumatihi min muluki Kajoor maanaam Serigne Pir Xaadi Omar Fall dafa amoon ñaari càllale nguur ci kër ndayam waxuma kër ndayu baayam d'abord kër ndayu baayam kan lañu sant dëkk Dimet ni ko professeur Roqay waxe mais kër ndayu directam ba lañu sant nekk ay Denyankoobe yaayam mi ngi tuddi Jéegi Ba ñu koy wax Hamad Jéegi bi ñu ñëwee ci wolof yi nag lañ ko tudde Amar pas Omar mais Amar Hamad Jéegi moomu dafa am deretu nguur kon ci Fuuta am deretu nguur ci Kajoor ñaari deretam yooyu benn bu ci nekk mënoon na ko yóbbu ci mu maslaa ak buur yooyu renoncé wu ci projet de société bi mais defu ko amoon na occasion Fuuta bi mu jógee njàng mi damay résumé lu bari bi mu demee ci Sahara dem ci Muxtaar al Jakani ci Chingit dellu si ñëw ci Tulde Rachid ci cousin bu tudd Thierno Moustapha Ba docteur Saïd nee na ndijaayam la mais ci ñun ci tradition orale yi ñu jël ci famille cousin la doomu ndijaayam la te Samba la tudd kii ni Moustapha la tudd de toute façon ci Tulde Rachid amoon na occasion coopérer ak Denyankoobe yi ñu def ko aalim rasmi mais bëggul loolu bi mu ñëwee Kajoor amoon na occasion aussi coopérer ak Damel Ma Xureeja qui est son cousin aussi parce que bi muy traité ak Damel Ma Xureeja daf ni ko li ma bëgg man mooy une terre libre li ñuy tuddee franchise universitaire boo xam ni dama fay jàng di fa jaamu yàlla di fa bay terre libre boobu ku amul projet de société soxlawoo ko parce que dafa am lu mu bëggoon a jëmbat dafa amoon vision boo xam ni may na ko mu renoncer moom ci ay àqam ci Fuuta mais mu renoncer ko également ci ay àqam ci Kajoor parce que jamono jooju nguur moo xew sëriñ xewul nguur moo neex sëriñ neexul sëriñ léegi la neex professeur sëriñ léegi la neex mais jamono jooju nguur moo amoon moo neexoon soo mënee nekk dammel di Kayoor mën a nekk dammel di Kayoor ñëw jàkkaarloog sa cousin dammel mu fas yéene séddoog yow nguur gi nga doon nekk descendant direct bu dëcc fu njóogu nga ni mën naa bàyyi lépp pour am une petite terre ci waxin boo xam ni dama fay def sama jàng woo fa sama mbokki taalibe yi jàng defar leen ñu demaat àddina bi defar ko man nag mën naa renoncer wu ci nguur mais ñi may defar duñu renoncer wu ci nguur c'est extraordinaire Serigne Pir renoncer wu na ci nguur mësul revendiquer trône Kajoor ay sëtam sax dafa signé ni waruñu ko revendiquer toujours ma wax ko ñoom Serigne Maodo ma ni leen bu ngeen jéemee nekk dara lu dul Serigne du ngeen ko nekk parce que seen maam dafa signé woon ni du ngeen ko nekk mais ni mu ci renoncé wu teewul moom li docteur Rawhan Mbaye wax nee na Pire nekk na école de la haute magistrature ña fa génn ñëpp dañu samp ay nguur Thierno Souleymane Baal dem jóge na fa dem Fuuta daaneel Denyankoobe yi libéré Fuuta Thierno Malick Sy Bundu jóge na fa dem Bundu libéré Bundu affaire bi am jaxasoo doomam dellu si Buubu Malick ñu gembaat ko boole ko ak taawu Demba Aadi muy taawu Xaali Amar Fall ñu xeexaat ak Sega Malick Buubu Malick guerre yu yàgg yooyu libéré waat Bundu moo am Nioro moo am Kokki ak Matar Ndumbe Diop donc c'est une école bu doon former ay leaders pas ay savants rek mais des savants leaders pourquoi parce que am na fa science su diine mais am na fa deretu nguur voilà le secret yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni ñi nga xam ne dañu nekkoon ay buur nekkoon ay garmi suñu duggee ci diine li leen teree gën mooy ñu jàng comme ni ñëpp jàng mais suñu jàngee bar kenn rawatu leen rek kenn mënatu leen gën kon jël gi mu jël Sañaxoor mu nekk réew mu nekk terre bu libre kenn du leen laaj impôt Damel daf koy bàyyeeg moom moo koy administrer yor titre Serigne Pir ay sëtam di ko donnente nekk Serigne Pir di administrer 70 villages yoo xam ne ay sëtam ñoo fay nekk lépp lu ñuy doxal ci pencu Pir boobu lañ koy doxale lu ñuy nas fa lañ koy nase lu ñuy nocc fa lañ koy noccee képp ku fa dugg am nga liberté
ku doon xeex ak sa noon ba dugg ci biir contrée bi ñuy tudde tund Serigne Pire kenn du la topp yaa ngi ci protection wu Serigne Pire Khady Omar Fall. loolu créer franchise boobu bokk na ci liy màndargaal bu rëy li mu làmboo woon pour bëgg ko indil àddina. lan la làmboo woon pour wax ci projet de société boobu lu mu làmboo àddina ki koy defar walla ki yàlla nar a jaare ci moom defar il faut mu xam mooy kan xam boppam mais il faut aussi mu xam àddina fu mu toll. xam boppam mooy moom am na ay atoom yi mooy su ñëwee Kajoor kenn du ko xatal te li nekkoon problème mu réewu wolof mooy ñi fi doon ñëw di fi indi lislaam yépp ay gan lañu woon. cette fois-ci am na ku fa nekk buur ñëw fa indi fa lislaam mais xam bi mu xam boppam moo ko may mu jëfandikoo atu yooyu pour servir projet de société ñu bari bu ñu amee atu yooyu danañ koy jëfandikoo mais dañ koy jëfandikoo pour seen bopp pour doon dara pour tekki dara pour noggutu seeni nawle mais ki koy jëfandikoo pour servir l'islam parce que jox na boppam li mu am moom yàlla jox ko ko muy cosaanam boobu. donc projet de société bi jaay na boppam dundale ko mais dugal na boppam ci biir kii bi mooy deretu le marabout local bi nga xam ni dafa yëg ni élite la bu war a doxal dëkk bi moom ko war ko administrer yëg-yëg boobu bu nekkoon ci sëriñ yi nekk ci jamono yépp mën nga wax ni dëkk bi développé na loolu tam du critique bu ñuy def mais benn remarque la bu ñuy def. xam sa bopp gi foofu la jógee mais xam sa jamono aussi xam jamono mooy xam na ni Sénégal fi mu toll woon moom mooy dugal l'islam dugal nit ñi ci l'islam loolu rek la woon amul beneen défi dugal nit ñi ci l'islam yàlla may na ko wolof la ci kër baayam bon loolu docteur Saïd dañ ci warante toujours mais quand même am na des racines wolof même su fekkee parti tukulóor am moo dominé ci ñetti maamam ñetti baayam yu mujj yi mais ci baayam yi ci gën a kawe parti wolof moo gën a mais damaa bëgg a wax atu boobu li mu ko may ak li mu ko jox li mu ci liggéey kokki daara kokki Matar Ndoumbé Diop sos ko jafe woon na xaal pulaar yi dugg kokki samp daara ju ñuy tuddee kokki c'était pas possible mais Matar Ndoumbé Diop mbokkam la ci Kajoor pour mu jàngal ko gemb ko Masamba Thiam Maam Maaram Mbàkke ba ci Mbaakol pour mu jàngal ñooñu sampaat leen moo gënoon yomb Haalpulaar yi war a toog Fuuta xaar leen ñoom ñu ñëw jàng fa dellu siwaat foofu mënu woon nekk c'était pas possible. donc bañ a guddal ci tomb boobu parce que ñu ngi may junj kon li ñu bëgg a wax foofu mooy def tout ba réew mi ñuy wax Sénégal ñun bu ñu juddoo fekk fi réewu diine muy li ñuy tuddee al aslama mooy islamisation. benn jour maa ngi waxtaan ak général Kane ma ne ko Cheikhul Hadj Malick mi ngi Tiwaawan def fa liggéey bu rëy di leer indi fa leer gu bari mais ñun xamuñu ci sunuy maam ñu dëkk ci gox boobu ku mu tuubal mais day joxe werdu tiijaan fekk jullit bu sàgganoon mu defar la mais tuubal waa tund wa defu ko kan moo leen tuubal man nga wax la même chose que Cheikh Ahmed Bamba liggéey bu rëy bi mu def résistance am ak jëfam lépp ñu xam ko mais doo wax ci mbaakol gi mu nekkoon entre Mbàkke Bawal ak Mbàkke Kajoor ban famille la fa tuubal kon nit ñi ngi woon ci lislaam bu la neexee nga yéeg ba Fuuta demal ci histoire Cheikh Omar Foutiyu radiyallahu taala anhum ajmain ku nekk xam na liggéeyam bu rëy ak taxawaayam bu rëy mais kan la tuubal Fuuta dafa fekkoon Fuuta déjà islamisé
Donc il y avait une histoire. Fouta était déjà islamisé avant Cheikh Omar Foutiyou. Le Kajoor était déjà islamisé, le Bawol était déjà islamisé. Islamisation boobu rek laa bëgg a junj ci projet boobu nga xam ni amoon na ko. Rayonnement bu ñu ci bëggee wax tasu daara ji dafa am ay sabab ku nekk xam nañu daara ji dem na comme ni ma ko waxee ci tàmbali waxtaan wi ba jeexital sos lu rëy ci àddina bi ci Afrique particulièrement li ñuy tuddee Sénégal bi waaye am na ay sabab bi jiitu ci sabab yi mooy Serigne Pire li mu doon renoncé wu ci politique gu Kajoor yëpp daf doon samp ay nguur ba pare di leen jàppale. dañu wax ni congrès bi ñu def Pire pour dem xeex ak Denyankoobe yi Thierno Souleymane Baal jiite ko congrès boobu bu waa Pire neutre duñ ko def Pire parce que amul woon benn terre bu libre ci àddina ci jamono boobu bu ñu mën a daje def fa seen tëral def fa seen nas dem xeex ak Denyankoobe yi gagné leen c'était pas possible. ànd gu samp gu mu samp ay nguur ba ci Nioro ba ci Dakar gi ak Njaga Issa di sëtu Matar Numbe Diop Matar Numbe di taalibeem ba ci Dakar gi Serigne Dakaru Diop de Serigne Dakaru descendant wu Matar Numbe Diop lañ te kii yu xaal Serigne Touré Xaale Amar Fall dafa nekk histoire découverte trésor boo xam ni dañ ko war a gën a tas boo koy waxtaane bu ñu la tàncee ci temps nag doo mën a wax ni nga bëgg a waxee mais li ñu bëgg a wax rek mooy histoire Fouta histoire Kajoor histoire Bawol lépp loo ci xam ni nii dafa laal almaam yi benn histoire la bu jàppaloo te Pire mooy centre de rayonnement bi nga xam ni fa la lépp déparé maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu